mbokk yi di rafetlu woon bi ak télévision Futurs Médias benn waxtu jot nag yéen ci xibaaru digg bëccëg bi li ci gën a fës district sanitaire yu Tivaouane di laaj seen i koppar juróom-ñetti téeméer ak fukk ak juróom-benn ci million ci couverture maladie universelle kon la ñu leen ko yoreel docteur Bokar Daf mi koy jiite leeral ni kon du bor tardement la ci procédure bi moom moo ko waral di ngeen ko dégg leeral yi nga xamante ni indi na ko ci léegi juróom-ñeenti milliards yu teg moom la ñu jagleel budget ministère promotion des investissements partenariat ak développement ca ndaje ma député yi nee nañ nag jot nañu wax ci mbirum autoroute à péage bi ak payoor yu seer yi bëgg nañu ci ak wàññiku dëgg ministre Khoudia Mbaye ma fa teewoon jàpp ni loolee kon jiitu na seenuk yegsi contrat ba ko xaatim gaa ñi jàpp ni lu mu ci mënti doon jot na ñu wàññi ko ngir ñu mën cee gis liggéeyu président Macky Sall ñu am ci gan ci tarif yooyee ci péage bi Momar Cissé vice-président de l'association des consommateurs du Sénégal Momar ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Ngoné. di rafetlu teewaay bi kon dinañu amal waxtaan wi léegi di kat ci péage boobee gaa ñi di jàmbat ci wàllug njëkk bloqué ci wàllug koppar institution yu kon CEDEAO ñi nga xamante ni ñoom ñooy contrôleurs yi ñoom ñoo joxañ baaraam parlementaires yi ni daal ñoom ñoo bañ kon fay lu jëm ci seen i perjom ak yeneen i mission yi ndax binduñu ko ci programme bi Moustapha Cissé Lo président kon parlement boobee dina ci indi ay leeral ci biir xibaar yi danañu wax it ci li ñu sumb ngir gën a yombal woyofal liggéey bi ci port bu Ndakaaru mu bokk ci nag li nga xamante ni teg nañ ko xeer wu jëkk ci port bu kon baax ñi jàpp sendu jëwrin ju jëkk ji kon moom moo ko doon amal kon démb la woon ñu jàpp ni loolee bu sottee dana doon njëriñ ci dendu Afrique saw jant ponk yaa nga kon mbokk yi nis tut ñu yaatal ko. mbokk yi dellu rafetlu bi ak télévision Futurs Médias di leen nuyu di ziar tàmbale ko ak wàllu kër docteur fële ca Tivaouane juróom-ñetti téeméer ak fukk ak juróom-benn million ña nga xamante ni ñoom ñoo fa nekk ci district sanitaire ya Tivaouane jàpp Thiès kon ni moom la ñu bëgg ñu rembourser leen ko couverture maladie universelle pexe yooyee nguur gi teg ngir ñi seen loxo jotul seen ginnaaw mën a faju ca boobee programme kon la ñu leen ko yoreel docteur Bokar Daf di jiite kuréel gi. ni du bor yéex la ci wàllug payoor ndax procédure yi fi muy jaar kon ba ko rek ñuy mën a jot ci seeni koppar waaye ñu ngi ci boobee liggéey di xoolit nu ñu mën a améliorer boobee système ba yëf yi gën a gaaw duñ ci lot laata ñoo jot koppar yi docteur Bokar Daf ak Cheikh Anta Diop. universel mu ngi dépendre ci ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi mel ni benn nit buy dox ci ñaari tànk benn bi demande la benn bi offre la donc benn système la amul ñaar su ko defee nag comme ni ngeen ko xamee suñu defee service ci poste de santé il faut que mu yëg ba ci centre de santé ba ci district ba mu dem ci région ba doog a dem ci service régional agence couverture maladie universelle mu dem niveau central loolu yëpp dafa laaj ay contrôle yooyu nag moo tax léeg-léeg mu am ay retard xam naa ni ci at yële passé ñu ngi doon wax ay dette hospitalière donc terminologie boobu la nit ñi jàpp mais en réalité amul dette retard dong la kon nag dinañ traité lépp danañu fexe ba ku nekk ci ñoom am lim ci war a am mu bañ a am problème parce que ñun tamit su fekkente ni dañuy naan dañuy faj population dañuy fexe ba ñu bañ a am jafe-jafe pour dem ci structure de santé yi il faut que ñu jox structure de santé yi moyens yi nga xam ne da leen permettre ñu mun a jënd ay garab ñu mun a am hygiène bu ci war ñu mun a fay seen personnel et cetera et cetera loolu yëpp xam nañ ko te ñu ngi ci taxaw donc véritablement pour man loolu amul problème te dinañ ci ñëw incha allah li ci des mooy que aussi gars yi war nañ góorgóorlu ba lépp li ñuy def ci facturation bi ñuy yónnee na fekk mu set parce que léeg-léeg sooy contrôler plus ngay gis ay affaire plus ngay gën a contrôler te muy gën a yéexal mbir mi. ministère bi wàllu promotion investissement partenariat ak développement budget voté nañ ko juróom-ñeenti milliards yu toftal ñeenti téeméeri millions ak lu teg député yi nag ni ci boobee liggéey ñu nekk nañu xool nu ñu mën a wàññee payor gi ci péage bi ndax cher na loolu bëgg nañ daal ñu tekk ci dara ministre Khoudia Mbaye indi ci tontu gis ni daf leen fee jiitu lii dañ ko fee fekk njëg yi bañ koy fixé du ñoom ñoo ko fixé woon waa majorité bi jàpp ni lu mu ci mënti doon it war naa leer ndax it ak jas mi di ñëw bu ñu ci bàyyee yi njëkk xëy na mën naa suul li président Macky Sall bi fay marja
atum 2018 woote nañ budget bu ministère bu investissement partenaire développement ak téléservice bu l'État bi toll na ci 9 milliards 488 millions 970 mille 100 francs wàññeeku lu toll ci 4 milliards 439 millions 453 mille 640 francs jawriñ gi di kat ci investissement yi ñeel wàllum service public bi te di dëggal bor gi Sénégal amee. ñun liñ fi fekk dañoo fekk ñu nas ko ba pare donc li ñu mënoon a def rek moom mooy xaatim ko kon doon na loo xamante ni si ñun amuñu ci woon pexe ndax nag bu ñu nee service public loo fa fekk rek boo ñëwee da ngay daal di wéyal liggéey bi te balaa boobu amoon na ay mbir yoo xam ne ñoom déggoo woon nañu ko ci AIBD te tamit bu leen fàtte dafa am benn bor boo xamante ni si tamit mu ngi fi woon kon dafa nekkoon ak déggoo ak jàppalante diggante public bi ak privé jàppalante googu nag dafa daal di ëmbaale marché yëpp yi nga xamante ni si moom moo nekkoon fii. lii di ay contrepartie ci li ñeel création d'emploi Sénégal jot ci benn yoon njëgu autoroute à péage bi cher ba jéggi dayo yenn ci député yu fare ci ujje gi di ko ñaawlu. La création d'emploi. lu jëm ci mbirum création d'emploi ak tamit taxe intérieure réew mi amu ci bénéfice gu bëri te leen rek moo ko waral ndax fii nii ci sunu réew njuuj jaaj gi daf fee bëri. Application de ces mesures. ndax ku ne xam na ni pour nga dem aéroport Blaise Diagne aller retour 7000 francs la bu fekkente nii rek fii may wax ak yow bu fekkente ni Ila Touba bi ñëw na maximum minimum da nga dem 10 000 francs aller 10 000 francs tu muy 20 000 francs mais. néew doole ju mel ni ñun. ña faree ci majorité bi ñoom di leeral bi le mbir. ñëpp wax nañ ne askan wi nee nañ bëggoon nañ ñu wàññi prix péage bi ministre bi déglu na ko bu baax a baax te jàpp naa ne ni mu waxee wane na ne ñoom dinañ ko xoolaat. boobu souhait la dañuy ñaan rek ñu saytuwaat vraiment prix bi parce que ñun ñëpp comme monsieur président bi tamit xam nañ ko moom xalaatam mooy yitteem mooy que mooy yokk pouvoir d'achat Sénégal kon nag ñi fay emprunté autoroute bi bu ñu suñu wàññee bu ñuy demee jëm ñu wàññi prix autoroute à péage bi loolu dina am impact. ba ñu ko sancee ba léegi tarif yi ñeel autoroute à péage bi askan wi ñu ci bëri di ko ñaawlu waaye jëwriñ gi di dalal xel yi ne des nañ xoolaat njëg yooyee. mi ngi noonu bi fay ñu koy gërëm bu baax am ci gan fàttali ko Momad Cissé vice-président association des consommateurs du Sénégal Momad gannaaw moom la nuyuwaatee da ngay bokk ak gaa ñi njàmbat wi wala c'est raisonnable. waaw ñu ngi bokk ak gaa ñi nga xam ne ñu ngi wax ñun ñoo njëkk a jóg wax ne autoroute à péage bi cher na bien que Ascosen moo njëkk a emprunté autoroute bi à péage bi ak directeur exploitation bi ñun ñoo njëkk a def publicité. wax avantage autoroute à péage bi donc on est partie preneur mais li ñu ci gis booba fixé guñu woon prix yi biñ koy fixé kenn yëgul benn association de consommateurs teewul et ci pratique bi ni ñu ko jooyloo ñun ñoo ko njëkk a jooyloo te jooylu nag buñ koy def c'est pour que ñu gis solution ñu ngi wax ne ñoom nekkuñu fi woon beneen régime moo fi nekkoon mais maa ngi fàttaliku ne bi ñu defee tronçon jam ñaajo mu xaw a yokk président de la république daf ne du ko inauguré parce que prix bi dafa élevé toogoon nañ temps boo xam ne dañu reculer date bi ragal naa ne réviser nañ mais li ñu réviser moo doyul parce que président de la république bu muy créé pôle jam ñaajo mais loolu déplacement massif journal par jour la ay ministères yu bëree nga fa habitation yu bëree nga fa étudiants yi fa la ñu jëm ñii dem Thiès ak ñii dem Touba fa la ñu jëm ñii dem aéroport fa la ñu jëm impact boobu nga xam ne da nga maam yokku na war naa tax sax comme ni ko directeur AIBD bi waxoon que ñu toogaat ci table bi réviser. mais est-ce que ci ñi nga ko waxee bi ñuy fixé tronçon bi xëy na wàññeeku na mais foofu la ñu waroon xëy na marqué le coup jàpp ni xëy na dina am véritable changement mais wàññiku bi yëguñu ko. bu ñu xoolee yeneen yi ñu fixé. kenn yëgu ko mais dara weesuwul. ndax li ma la waxee dafa am loo xam ne daf ci yokk muy trafic bu yokk bu trafic bu yokkee nag normalement war nañ mën a xoolaat prix parce que ñi koy emprunté bëri na te bu ñu ko déplacement massif boobu bu amee ñu yokk prix yi am aussi problème de circulation parce que boo xoolee ñun ñu doon wax avantage mais en tant que association de consommateurs fi mu nekk ni ay plainte rek la ñuy recevoir
recevoir nañ plainte. noonu beneen ci bu njëkk bi sax léegi embouteillage far moom ngay taxaw ci diir bu yàgg. mën nga perdre foofu énormément de temps. tey jii boo jógee ko woon Patte d'Oie ne da nga maam heure de descente ne yaa ngi génn tronçon Pikine bi. bala ngay yegg ci rond-point bay wéré ki jaar ci national bi dana la romb boo xëyee Pikine da nga maam di yéeg. yàlla bul ne naa fay 400 francs wala 500 francs nag pour génne kii Cambérène mais doo génn ki jël national bi dana la romb donc dañu war a multiplier ay points de sortie yi dañu war a defaat ay investissement tey ji am na koo xam ne mu ngi jóge ko Rufisque pour ñëw rek ci 2 voies yi VDN bi 7h30 la jóge ko 9h30 la ñëw mais lan la ñu waxoon extension bi amul. xam nga lan moo am ngoone régulation maanaam gis nañ ne fii tronçon bi la allée bi la ñëpp di dem pour jëm la Ndakaaru ñu yokk benn guichet kooku toog fa mais loolu du extension bu fekkoon ne nag ñëpp muy aller retour bi dafa fees dell kon nu ñuy def kon xam nga du sotti donc fi mu nekk nii plainte yi bëri na ci retard yi nga xam ne boo ko jëlee di nga ko am plainte yi bëri na war nañu multiplier point de sortie plainte bëri na ci prix bi plainte bëri na ci sécurité bi ngoone nañ wax ci kër mooy éclairage bi booy fay sa xaalis pour am sa sécurité la mais tey jii bu fekkee ne da ngay jël après jam ñaajo di dem ba Sindia ngoone ñaanuma yàlla nga paan foofu àll la lépp la ndam nañ wax ci loolu nañu assurer sécurité usagers yi ñi nga xam ne dañuy fay seen xaalis comme ni ko député mais est-ce que kilifa yi ñoom ñoo war a taxaw régler loolu yëpp ni ko lii signé woon nañ ko dëgg la déjà nit ñi gisuñu ci seen bopp mais bu naree poser encore d'autres questions de sécurité et autres quand même dafay xaw a métti. moo tax pression bi nga xam ne moom la ñu war a def dañ koy accentuer pour que dégg nga maam décideurs yi jël décision def négociation remettre tout en cause parce que dafa am ay nouvelles données yoo xam ne. am nga ci yaakaar concrètement Momath parce que ay këyit la ñoom xam nga ni ñi fi nekk loolu la ñuy jàpp te it seen avantage lay doon askan wi yenn saa yi du ñu am beneen pexe parce que xëy na bu ñu bëggoon sax gis yeneen yoon yu ñu jaar tam foofu kilifa yi liggéey luñ ko dafay mel ni dafay bokk ci contrat yi ñu naan leen bu leen defar yoon yeeg yenn yoon yi am nga ci yaakaar carrément. mais bu fekkee ne saafara dafay jur jàngoro. kon nit ñi jël national bu fekkee ne boo jëlee autoroute à péage bi doo am sa sécurité da nga fay lu cher mais dafay am beneen problème boo xam ne sax foog ñu xoolaat ko mooy maraudage tey jii ku doon dem tey AIBD aller retour 7000 francs wala bu boobaa mais doo jël sa oto yow kenn rek da nga naan kan mooy dem. ki waroon a jël tey transport en commun dootu ko jël. loolu moo waral ñiy dem Thiès. wala ñi koy jël transport en commun yi chauffeur yi ca ndorteel lañ naan ndax yéenay fay péage bi répercuté waat ko ci askan wi. taxi sax boo ko jëlee mun la ndax yaa koy fay. tey jii boo wàccee aéroport vol européen yëpp minuit la ñuy ñëw wala minuit nga koy jël dañuy guddee ñëw tey jii nga wàcc aéroport AIBD war a ñëw Patte d'Oie mais taximan bi lim lay wax doo ko mën a fay bu boobaa da ngeen di mujj di cotiser mu. rey nag transport en commun parce que tey jii kuy dem fii ba Touba doo jël sa oto yow kenn parce que li ngay fay ak carburant bi doo ko mën a supporter da ngay obligé di jël ay clients yoo xam ne waroon nañoo dem ci transport en commun bi mais donc yu négatif yooyu yëpp. indi tamit sécurité ndax doo xam tamit koo yëpp tamit loolu war naa tax nag état bi nga xam ne da nga maam mooy état te war a veiller ci protection usagers yi. war a toogaat ci table bi ñu négocier ko nee naa la rek amoon na première li ñu wàññi moo tuuti mais doon yi nga xam ne. ñoo mais ban moyen la ñu am tey jii pour contraindre entre guillemets l'État pour que mu dem renégocier un contrat ci waxtaan lépp ci waxtaan la yàgg nañ fi mettre en cause benn ay yëf fii remettre nañ fi ay en cause Senelec remettre nañ fi en cause ArcelorMittal remettre nañ fi ay contrat problème bi mooy fii ba durée bi ñu leen jox bu ñu bëgg a souffrir te man ni ngoone ma wax la manque d'information bi am ci autoroute à péage bi tey jii am na ñoo xam ne tey jii bu ñu jëlee à péage ba tombé en panne mais seen remorquage frais de remorquage bi est-ce que affiché nañ ko am nañ ci bëri bu ñu leen waxee frais de remorquage bi si la ñuy tiit parce que dañ ko waroon a vulgariser li nga xam ne moo war condition yooyu autoroute à péage kenn war a fa tracté yow sa auto personnel mais loolu ñu bëri xamuñu ko donc ñu ngi leen di proposer ñu gën a vulgariser encore les conditions d'accès à l'autoroute à péage
ñoom dañu seen investissement ils amassent de l'argent mais nañu def investissement yi nga xam ne moom la askan bi di xaar ci ñoom. kon dafa mel ni instant yi xëy na ñoom ñi koy defar di ci liggéey ñoom ñoo ci ëpp intérêt askan yoo xëy na bu dee dem ak dikk bi à un moment donné dina xaw a tane mais diis na tamit trop ci poste yi. gis nga bi nga xamee ne woo nañ ASCOSEN pour ñu defal leen publicité bi boobu dañ doon xalaat ndax nit ñi est-ce que dinañ délaisser national bi pour ñëw ci autorité à péage bi mais kii dafa victime de son succès tey jii wàccal rek nga ne yaa ngi dem Thiès. boo moytuwut boo ñëwee ba fi ngay fayee 1000 francs wala fi ngay fayee Kër Massar mais da ngay ran li nga gagné woon yëpp di nga ko perdre bon di laaj aussi ñu éduquer aussi les usagers parce que ñëw ba ci autorité à péage di yëkkati 10 000 francs pour fay 400 francs jaaduwul nañu def l'appoint avant d'emprunter si c'est possible. parce que day tax ki nekk sa gannaaw mu am tuuti fluidité flux gaaw. parce que ki lay jox 10 000 francs pour nga jël 400 francs le temps nga di ko def monnaie que leen mais loolu sax xëy na comme on dit du ëpp solo parce que ñoom yenn saa yi nga gis ñu dugal gaañ yi ci rang yeeg yooyu pour ñu ñëw nga fay avant nga yegg pour boo mënee mais dafa yéex ni nga xamante ni yenn saa yi noonu la ñuy jàllee tamit. dafa yéex parce que li ma la wax aussi lu am la gis nga tey ji problème de monnaie bu fekkee amul nga xam ne da nga koy jox rek mu yëkkati barrage bi jox la ci ticket kooku dafay gaawal parce que boo xoolee minutes yeeg secondes yi 1 minute yooyu ci milliers de personnes ki nekk ci gannaaw aussi dafay xaw a yéex waa ji nga xam ne lay jox jeton bi nga di ko fay boo ñëwee foofu yëpp dafay xaw a yéexal dafa am loo xam ne dañ koy xaar ci ñun am loo xam ne dañ koy xaar ci ñoom ku ci nekk nag na nga def li nga war a def. mais est-ce que tamit état en attendant ñuy régler yi wala xëy na en même temps que ñuy régler yi waruñu mën a liggéeyaat yeneen yoon yoo xamante ni tamit ku yorul lii mën a jaar feneen mais dafa mel ni péage bi dafa nekk rek ñu daal di taxaw tekkaaral finalement gaañu du ñu am pexe. xam nga dañu jiital loo xam ne mënoon naa jiitu gis nga TER bii ñuy wax bu fekkoon ne bis boo xamee ne commencé na daw. nga xam ne képp koo xam ne am nga choix jël TER am nga choix jël national am nga choix jël autorité à péage bu boobaa vraiment yëf yi dina woyof ci usagers yi mais fu mu ne booy dem loo mën a def péage nga mën a jël xalaat na di nga gaaw mais gis nga li ma la wax boo ko xoolee Pikine at sorti Cambérène la nga gagné woon yépp bu fi départ ay 17h nag moom balaa ngaa génn. nee naa la ki départ 7h te li gën a garaaw man dama foogoon ne à partir du 27 dañuy def extension boo demoon tey Côte d'Ivoire mais booy génn ci sortie yi mais sortie yi dafa bëri fu la neex jaar mais fii sortie yi bëriwuñ. mais est-ce que am nañu ni ñu ko construire nii bu ñu doon defee sa extension. fan la ñuy voilà c'est ça l'erreur c'est ça l'erreur gis nga nit day planifier askan day màgg. jam ñaajo bis bu màggee ba fees mais fu ñu jëm bu TER bi amul fu ñu jëm loolu yëpp foog ñu calculer ko mais tey jii régulation rek moo mën a am parce que ni nga ko waxee effectivement boo doo xoolee environnement bi da nga naan mais fi fan la ñuy toj pour yokk 2 voies donc problème bi mooy que boo xoolee Ndakaaru ñetti fan yii ku jógee ko ci banlieue bi pour bugg a dugg di nga def au moins 3 heures à 4 heures de temps. te loolu nag bon bu ñu nee péage am na kooku day nekk tur rek. yéen concrètement lan ngeen ci def yéen association de consommateurs yi. bon concrètement ñun li ñu am mooy sensibiliser nit ñi wax leen ay propositions tey jii propositions yi njëkk a def mooy ñu multiplier sorties yi foog ñu defaat ay investissements là où il y a des goulots d'étranglement que ñu briser goulot yooyu. kooku mooy première solution bi léegi gestion fluidité bi foog ñu def ko par exemple bu AIBD ubbee ñi nga xam ne da nga maam dañu war a dem aéroport ñooñu war nañ am voie dédiée parce que rater sa avion neexul dafa am ay pénalités yooyu looy defaat te itam en conséquences yi kenn xamu ko mu ngi dépendre ci ki koy jël ak li mu war a def donc war nañu def en sorte que ñu éduquer nit ñi ñu def l'appoint avant de prendre le péage mën na nekk ñu éduquer nit ci fluidité réguler ko bu baax même def des voies dédiées pour ñi di war a dem aéroport loolu quand même bu ñu ko defee c'est un début en attendant que TER bi ñëw nga xam ne ku bëgg a jël TER bu boobaa xaj na di nga mën a jël TER. taxe ñàkkul mais foog ñu xoolaat ko daal. foog ñu xoolaat ko foog ñu toogaat waxtaan ci lépp nag. ci lépp nag parce que coono mu ngi commencé ñëw. gërëm la bu baax Momar Cissé vice-président association des consommateurs du Sénégal moom lañ doon dalal kon ci xibaaru digg bëccëg bi doon waxtaanee autoroute à péage bi ak cherté gi ci askan wi. cher na trop. jaajëfal la bu baax Momar leneen loo xamante ni jafe-jafe
jafe-jafe la ñu war ko lijjanti mu di xëyum ndaw ñi kii di Abdoulaye Diop ministre bi ñu dénk wàllu woowee jàpp ni nag 2018 coppite yu leer dina ci am daal ba ñu réglé lu ni mel ñu ko doon votel moom it budget am foofee ca kanamu député ya am na loo xamante ni jàpp na ni dina ci taxaw bu boobaa saafara dana feeñ ñu teewlu ko ak Kabi Faye. ay mbirum liggéey fu mu toll mooy xam nañu ne suñu ndaw yi yu gën a bëri ñu ngi wut liggéey xam nañ ni rôle gouvernement bi maanaam mooy mun a encadrer mun a def suñu environnement nekk environnement incitatif pour que nit yi mun a ñëw investir mais da ngeen xam ne fu nekk àdduna suñuy wax mbirum liggéey PMI ak PME ñooy wut joxe liggéey si mbirum dak yi commencé déjà ñeent tey soo xoolee région yu nekk député yu mag ñu mu gën dak seen localité loolu lu baax la wane na idée bi baax na orientation muy def baax na mais lu ma leen la ñaan mooy ma ne leen comme commencé nañu ñeent dañu pare ñeenti ñu évaluer leen pour que ñu mën a def ay extension jëm ci ay blocage finance koppar yu institution yu CEDEAO contrôleur financier yi ñoo ko xamle joxoñ ci baaraam nag parlementaire yi ni ñoom daal ñooy bañ a fay per diem yi soxal mission yi ndax duñ ko bind ci programme bi ngir nag loolu lépp suppiku daal nañuy yóbbu mbir mi waxtaanee ko ci conférence des chefs d'État bëgg ñooñu kon indi ci safara Moustapha Cissé Lo di président bi doon ci indi tay leeral ci micro di Saprera caméra Thierno Laurent Mendy. xam nga contrôleur financier chef d'État yi ñoom ñoo ko indi ci architecture CEDEAO mu mel ne ñoom dañuy contrôler légalité des dépenses mooy dépenses yi yoon la wala du yoon ci budget bi lii seen rôle aussi mooy ñoom viser xool bu dee ordonnateur dépense bi ordonné na ay dépenses ñu xool est-ce que li ñuy dépenser xaalis bi am na fi ci fi ñu koy dépenser est-ce que programme bi bind na ko loolu mooy seen rôle amuñu beneen buñ paree ñu viser ñu fay mais moom dafa jéggi li nga xam ne mooy li mu war a def ndax tey li mu def man dem naa ci kilifa yëpp mais ku ma leeral li mu def daf may jox dëgg ba ci président commission de la CEDEAO woo na ko ma toog moom ak secrétaire général bi boobu dafa am ñoo xam ne bi ñu amee prérogative yu ñu yokk dañu bëgg a yokk ressources humaines pour li ñuy def ñoo am ñoo xam ne gën nañ ko xam pour mën ñu ci jàppale biñ ko defee dañu bind conseil des ministres ak mémorandum président conseil des ministres autorisé ñu jël ñaar ñooñu jógee France ñëw fii di liggéey di boroomi xam-xam bi ñu tàmbalee liggéey ba toog fi lu mat ñaari weer wala ñett wala sax mu ëpp ko ñu war leen fay seen xaalis war leen rappeler. Moustapha Cissé Lo plénière bi nag dem la woon kon ci altine ji ñoom député yëpp d'accord kon ci budget bi ñëpp ko daal di wote tënk ko ci ñaari téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróomi million di Saprera Thierno Laurent Mendy. 285 unités de compte loolu mooy budget bi kuréel yi séq CEDEAO war a liggéeyee ci atum 2018 budget bi wàññeeku aslëf boo ko comparé ak budget 2017 waaye fexe nañu ba dépenses yi tolloo ak recettes yi. Le budget n'est pas en hausse, malheureusement il est. Pour atum 2018 nag budget bi dafa wàññeeku waaye feex nañu ba mu am équilibre ñoo ngi ko natt nag ci à peu près 285 millions d'unités de compte. 285 millions d'unités de compte. En analysant un peu beaucoup de ressources. budget bi boo ko jàngatee di nga gis ne li ci ëpp ñoo ngi ko jagleel ay actions de développement dépenses de fonctionnement yi daanaka lu néew la ci loolu nag lu baax la ci communauté bi. La communauté ira aux actions de développement. wàññeeku googu parlement bi mucc si ndax bu fekkee 2017 16 milliards ak lu tekk la ñu ko nattal 2018 14 milliards rek la kuréel gi am ci budget pour war a dérouler programme bi mu tëral. budget bi ñu présenté nañ ko xam ba mu leer nu tey la ñu jëkk a xam ne budget bi 290 millions d'unités de compte la parlement bi 18 millions 500 mille unités de compte la 14 milliards et demi à peu près moom lañ ñu nattal ci xaalis boobu
2018 budget kuréeli CEDEAO wàññeeku li ko waral li ñàkk reversé gi nga xam ne état yi dañ ko ñàkk reversé prélèvement yi mu doon situation bu parlement bi di déplorer. Il faut dire que ce budget est en baisse. budget bi dafa wàññeeku par rapport ak budget bu 2017 bokk nañ ci li ko waral ñàkk versement yi nga xam ne am na ci prélèvement communautaire yi nga xam ne état yi dañ koy ñàkk reversé. Les pays ne versent pas tout donc. rek daal moo ma ci xaw a naqari tuuti mooy. xaalis bi nga xam ne prélèvement communautaire lañ ko tuddee mooy li ñuy dagg ci commerçant yi ci droit de douane yi xam ne mooy doxal communauté bi mooy doxal UEMOA te xaalis boobu état yi buñ ko daggee ba pare duñ ko reverser xanaa dañ koy def ci seen yeneen i problème ndax ñoom ñooy fayu douane loolu problème la boo ko seetee réew yi gën a versé Côte d'Ivoire Ghana Sénégal la ñoo ñetti premiers yi. ci séddale budget institution yi commission CEDEAO moo jël part bi gën a rëy 132 millions d'unités de compte la ñu ko natal tegu ci organisation ouest africaine de la santé moom am na 47 millions parlement bi am 18 millions d'unités de compte mu yemook 14 milliards de francs CFA cour de justice ak GIABA ku nekk ci ñoom am 16 ak 10 millions d'unités de compte. 285 millions d'unités de compte 14 milliards ngir CEDEAO mën a amal ab liggéeyam woyofal liggéey bi ci port bu Ndakaaru loola tax ñu teg démb xeer wu jëkk beneen port minéralier vraquier Bargny Sendou jëriñ ju jëkk ji moom moo fa nekkoon xamle nag ni loolee bu sottee dana doon loo xamante ni fii ci Afrique sowu-jant dana bari njariñ loolu Ousseynou Thiam Mbira Diagne lañ fay fekki ci. kii di jëwriñu ministre yi Mohamed Boun Abdallah Dionne teg na nag lii di xeer wu njëkk liggéeyub lii di port minéralier et vraquier bu Bargny Sendou mu doon nag occasion kii di jëwriñu gouvernement bi ne nag port boobu dana tax nag ba ñu mën a décongestionner lii di port bu Ndakaaru. Son Excellence Monsieur Macky Sall, président de la République, a décidé la construction de 2 nouveaux ports. Le port en eau profonde de Ndayane pour des navires porte-conteneurs et semi-minéralier et vraquier de Bargny Sendou, dont nous venons de procéder à la pose de la première pierre. La position de ces 2 futurs ports contribuera sans aucun doute à décongestionner le port de Dakar, préoccupation actuelle de tous les acteurs. liñ ci nar a def ci koppar toll ci ñaari téeméeri milliards port bu bees boobu nag dana tax ba ñu gën a yaxanal lii di xëyu ndaw yi ci diggante Bargny Sendou ak gox-goxaan yi ko wër ci lii di kàdduy premier ministre. Première phase du projet du mars 2019 day pare inchallah. bu paree nee na lu mat ñaari junni ak 600 ñaari daanaka ñaari junni genn wàll ci xale yu dëkk fii ci gox bi dinañu ñëw fii ak fi liggéey. lii di réception pàcc bu njëkk nag bu port boobu jàpp nañ ko ci atum 2019 port bi nag ñu nar koo livré ci atum 2021 ci kàddu yi kii di premier ministre. wax ci leneen beneen xibaar bu neex ngir ña dëkkee ca boori Payar fële ca kon Koumpentoum conseil économique social et environnemental maire bu Koutiaba El Hadj Abdoulaye Ba xamle ni danañu fa tàmbali kon danañu fa sampaat mi ñuy dëgmal benn poste bu gendarmerie loolee nag xeex ñiy sàcc jur gi bokk na ci la ko gën a yëkkati Moussa Margaye fare ci diggante Koumpentoum ak Payar Koutiaba Wolof nekk benn bërëb boo xam ni bare na ay màngaankat ci wàllu càmm ñoo xam ni dañ fay dikk wala di fay romb soxe ko fële nga xam ni moom mooy ca booru Daara Jolof. fii nag askan wi daal dinañu ñaawlu li nga xam ne seetlu nañ ko ci wàllum càccub jur gi Abdoulaye Ba maire bu Koutiaba Wolof di ñaax askan wi nañu gën a xippi seen ay gët te xam ni ñoom rek ñoo gën a mën a jàppale seen bopp ngir xeex lépp lu jëm ci wàllum ñàkkub kaaraange gi. ñun population bi ñoo war a taxaw ndax ñun ñoo kii nubbutu ay sàcca yi fekkente ne ñun duñu nubbu sàcca yi dootul sàcca waaye sàcca ñëw si man mu jàppama ay xarit mu nekk sama kër fanaan foofu ma defal ko dara guddi mu yoxos jël alalu sama dëkkandoo man maa nekk sàcca bi yi war a safaral sàcca bi kenn ku na bañ a wàcca sàcca demoon na si commandant gendarmerie fan yàlla waxtaan na ak moom bi ñu juboo mu ne ma est-ce que am nga foo def brigade
ma ne ko incha allah 2018 ancien communauté rurale bi dinaa ko defar ba mu baax mu ne ma heure boo ko defaree dinaa nga indil ay foofu ay brigade gendarmerie. ci lu jëm ci wàllu wér-gi-yaram askan wi itam bëgg nañu ñu daal di leen jàppale ci wàllu ay liggéeykat yu demee ni ay sage-femme ay infirmier ak yeneen yu ni mel waaye nag ba léegi ni si ñu ngi gën a yittewoo mooy dispensaire bi fi nekk ñu daal di koy fulandi mu daal di nekk benn centre de santé bu ëllëg si biir bu fekkente ni am nañu lu ñu ittewoo ci wàllu wér-gi-yaram ñuy bañ di jéggaani di dem ci Koupantoum wala ca Tambacounda. jamono joojee moom ñii ñu ngi ci ay jafe-jafe liggéeykat yu AFTU ak Tata xam ne bu ñu génnee ci gàmmu gi dinañu déposer benn préavis de grève assemblée générale la ñu xëye woon démb naqarlu condition yi nga xamante ni moom la ñu doon dund lundi rouge sax la ñu ko duppee woon Sali Sawas Mali Diop. liggéeyee ci minibus Tata yile seenub mer ñu ngi ko becci ci kanamu bërëb bu ñuy woowee Mectrans bërëb bile dafa am solo ca ñoom ba tax lu ëpp solo it ca la ñuy wax fa lañ ko beccee. loolu nag day jeex tey te bu jeexul tey dinañ déposer bu ñu fi jógee préavis de grève nous sommes prêts à tout waxoon naa ak si AG ba suñu deful ndànk defe naa ne oto yi pour ñu dem Tivaouane sax néew ma yeneen oto yi mais AFTU dagal naa ne duñ dem Tivaouane. kontaanuñ benn yoon ci ñi nga xamante ni ñoom la ñu dénk wàllum dem beeg dikk bile ñu yeesal ko looloo waral ba ñi nga xamante ni ñi ngay kaas nee ñu ki jiite Mectrans di directeur ba nañ ko dàq ndax liggéeyut. ñu ngi demandé départ du Papa Ndoye parce que Papa Ndoye responsabilité bi nga xam ne moom la ko AFTU jox moom la ko transporteur yi jox amul capacité bi donc anarchie bi nga xam ne moo fi am yëpp moom moo ko fi def. donc nit mais nit ku mel noonu mënoo jiite issue boo xam ne yow au moins il a issue boo xam ne ay milliers de travailleurs bi nekk koo xam ne maîtriser wul le code du travail maîtriser wul nit ki ni mu mën a toog ak nit kooku waruñu ko jox structure bu mel noonu. dañoo xaar ba sonn ñu ngay bëgg a dee ñoom ñi nga xamante ni ñooy contrôleurs yi chauffeurs yi ak receveurs yi minibus Tata yile nee ñu fukki at a ngi nii ñu leen di bundu xatal. Captrans dafa faillir à sa mission parce que Captrans bii bu fekkoon moom moo war a formaliser le secteur du transport mais li fi nekk ñi si Ndiaga Ndiaye ñoo leen tane parce que fi ngay gis liggéeykat bu xëy 4 heures du matin kayit yaa ngi nii ma tàll léegi ñu koy gis wàcc 19 heures ñu woo ko fii Pathé Pouye convoqué ko nekk da nga teel a wàcc ñaata heure la liggéey. ki jiite Mectrans te li nga xamante ni ñooy liggéey si Tata yi nee ñu nañ ko dàq moom ba ñu jokkoo ak moom day nangu wute yey yàbbi ci mbir mi le looloo waral ba liggéeykatu Tata yi sax nee ñu OFNAC nu dugal loxoom ci coow li ba lépp. xeex bi ñuy xeex jàngoro yi sida ñi yëngu ci wàllu woowu ñoom plaidoyer la ñuy def ngir paj moo xamante ni yàgg na waaye it ñu gën ko lawal ba ñuy dund ak feebar bi ci wàllu woowu ñu teel leen a xam téeméer yoo ci jëlit juróom-ñeent fukk yee ñu mën leen a faj leen it ba jàngoro ji dootul lawati seen yaram bokk na ci la tax ñu jóg randonnée boo xamante ni def nañ ko kon ngir fésal foofee ñu bëgg a jëm Maguette Mbodj directrice exécutive bu c'est sàddu na ci micro Mame Biram Diouf. bi ñuy doogaa di xeex jàngoro sida yàlla ëpp na ay ñaar fukki at ak lu toppa dañ doon wax nit ñi naka ngeen di moytoo doomu jàngoro sida naka ngeen di def ba bu ngeen am sida waaye tey ñuy dem a dem ba nga xamante ni dafa am ay évolution ci wàllum sida maanaam def nañu saytu nañ ko ba xam ni tey si tey ni ku am doomu jàngoro sida buñ la traité di nga dem ba nga xamante ni da ngay wér bi maanaam dootul amati jàngoro bi benn yoon mais bu ñu koy seet duñ ko gis sa wérgu yaram dina gën a yokku te it doo ko mën a wàll keneen donc loolu bu amee dañuy koy wax bu baax pour nit ñi xam ni information bi kenn jaratul ngay nëbbu wala ngay ragal dem saytu sa yaram ñi ngi invité population bi yëpp ñu dem saytu seen yaram bu ñu saytoo seen yaram garab yaa ngi fi bu garab yi ñëwee bu ñu ko jëlee dinañ dem ba dootuñu gisati doomu jàngoro bi ci seen yaram. gan la woon ganu président de la république Macky Sall Youssou Ndour kon njiitu réew mi recevoir ko moo ko doon présenté prix Premium Impérial foofee nag daan na xamle ni moom bi prix mi ngi ko jagleel askan wi yëpp na mu ko defee woon ci yeneen raaya yoo xamante ni daana ko jot foofee it mu dellu siwaat ci mbiri artistes yi bëgg ñu gën leen a bàyyi xel ba ku ca ne sa wàllu wérgu yaram ñu taxawu la ca ci lu jëm ci couverture maladie bu am solo ñu teewlu ko Youssou Ndour kàddu nga xamante ni yëkkati na ko gannaaw ba mu génnee ci ndajeem ak président Macky Sall. Ça va bien, merci beaucoup président. Ça va bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup président. Merci beaucoup. fii ci palais de la République ñëwoon naa fi ci kàttanu yàlla 1994 indi fii disque d'or
dellusiwaat fii en 2005 indi fii Grammy Awards bu njëkk bi avec le président Abdou Diouf deuxième bi avec le président Abdoulaye Wade maa ngi nii dellusiwaat fii en 2017 indi fii Premium Impérial bu jógee Japon te di fàttali ni en 2013 gagné woon nañu aussi Polar Music lépp depuis 2012 mu doon ñaari raay yoo xam ne indi nañu mën di ko woon nag présenté ko président de la République ànd ak ñi ma war a àndal ñëpp ñu représenté ñi war a ànd ñëpp pour indil ko ndax ñun suñu liggéey yëpp li ci ëpp mooy Sénégal li ciy jiitu mooy Sénégal te comme ndamu Sénégal ñu indi ko mu kontaan ci trop recevoir ñu waxtaan ak ñu encouragé ñu ci wàllu bi ñu nekk ba pare wax ñu vraiment contentement ci action bi nga xam ne dañu jóg pour def ko ci prix bi ndax prix bi nga xam ne moo ci doon génn ci alal dañ ko jël jébal ko mutuelle artistes yi ci wàllu jàppale président de la République si démarche su CNI mooy couverture maladie universelle bég naa lool ndax tombé moo waral ay gaaf lii mu tombé ak président Macky Sall te ñëpp xam suma diggante ak président Macky Sall ci engagement bi kon dama si am double contentement maa ngi koy gërëm di ko sant. Youssou Ndour kon njiitu réew mi doon ko recevoir ba mu génnee yooyee kàddu kon la yëkkati ci kàddam yooyu sax la ñuy jeexalee xibaaru digg bëccëg bi dig leen daje incha allah 19h30 bu boobaa rédaction bi dina dellu si jégalu ci yéen kay yi ñaanal leen ngeen yendu jàmm ak programme télévision Futurs Médias ba ci kanam tuuti.